Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës kuréel gi lëkkale nappkat ya fekk baax diwaanu Ndar Géej di sàkku ñu amal bërub ñaari weer gannaaw campagne bu ñu amal juróom benn weer mi ngi tëj woon fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum 2019 bu nu sukkandikoo ca nappkat yooyu di sàkku bër gi ca réew Mauritanie wala Gànnaar la ñu wax rek mooy ñu bëri ca ñoom dañoo nekk ay baykat jamono ji dañoo ne ca beneen liggéey beneen ponk mbokk yi mu lu jëm coow li dox ci askanu Bandia ak ciment bu Sahel jëwriñ bi ñu dénk wàllum alom gi ne mbir mi def na ko moomeelam Abdou Karim Sall dina def ab tukkib nemmeeku ca bërëb ba xool itam askan wi la ñu wax ak jafe-jafe te dogal bu ci am dinañ ko jël. Ahmed Amar génn na àddina moom mi jiite woon NMA Sandeuse nekk nag wala bokk ci doomu Sénégal yi njëkk dugal seen loxo ci lu jëm ci wàllum liggéeyu farine bi bu nu xoolee itam la mu liggéey ci réew mi bari na baatum 2017 sax benn kuréel bu mag ci àddina bi tabboon na ko mu bokk ci juróomi doomu Sénégal yi ëpp alal dinañu dalal sunu ganu biir xibaar yi honorable député Déthié Fall honorable maa ngi lay nuyu. mu ngoog moom moo nekk directeur industriel bu NMA Sandeuse atum 2002 la ànd bi door fukki at ak juróom-ñaar gannaaw ba di nindi ay seede teg ko ci doomu Sénégal bi faatu niki démb ca biti réew càpp Malaise beneen ponk mu jëm itam ci gëstu bés bi ñu jagleel ko lu jëm ci wàllu dem beeg dikki bi lu ñu gis mooy doo daan yooyu léeg-léeg bu indi jafe-jafe bokk na ci ay paan maanaam lu jëm ci wàllum paan ci woto yi léegi rek la ca tane mooy ralentisseur yi lu ci mën a am ci banlieue bu Ndakaaru daañu fa fekk Salif Sow li ci yéen kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ngeen taaxi lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak nanu ko junjee muy kuréelu nappkat ya nekk ca diwaanu Ndar Géej di sàkku ci kilifay gànnaar yi ñu may leen bërub ñaari weer gannaaw campagne juróom benn weer bi nu amal ndax fukki fan ak juróom ci weeru janvier lanu ko door lanu gis kay mooy ñenn ca nappkat ya jamono ji dañoo ne ca tool ya ba tax na liñ leen laaj càpp liggéey du mën a mat ci noonu dañuy teewlu Ousmane Sène mu jiite kuréelug nappkat yi nekk fële ca diwaanu Guet Ndar ca ndax kàddu yi ki ko taataan di kanu fa toogal di Ousseynou Diop mu ànd ak Habib Seck. Le 15 janvier la démarré woon ñoo ngi continuer di napp ba fi mu nekk nii le 31 juillet daal lañu ragal ni daanu arrêté ndax dañu bëggoon noppalu 2 mois yoo xam ni mool yi dañuy dem seen kër yi ñu réparé waat matériel yi. su fekkee état Mauritanie nangul nanu ko loolu la ñu bëgg. bateau étranger yi nëpp suñu géej loolu warul am bateau étranger yi warul nu nëpp suñu géej ndax suñu leen mayee licence de pêche ñuy nëpp géej gi bateau étranger fa mu nekk di laaw ak armateur ba ne sa biir bateau ba ñoom ñooy ànd tey mën nga leen may espèce boo xam ne bii moom la ñuy nappa bu ñu ñëwee mën na nappa jën woo xam ne yow doo si xam dara dañu koy nappa di ko manqa di ko dugal seen bateau yi di ko yóbbu du dëgg. da bateau yooyu ñun maanaam pêche bi li mu yanu si gaal géeju Sénégal li mu yanu si gaal bateau waru fi ñëw di nappa suñu jën di ko yóbbu di ko ndax ñun doyunu ressource bi doyunu. aywa ñu wax itam ci beneen ponk muy coow la juddu ci diggante askanu Bandia ak ciment du Sahel jëwriñ bi ñu denk wàllum alom gi joxeb xalaat ne itam dinañu dem amal fa tukkib nemmeeku xool li fa war a jël ci ay matukaay ak jafe-jafe yi askan wa di tudd moom Abdou Karim Sall amaloon na tukkib nemmeeku ca réserve bu Bandia ci teewaayu Abdourahmane Diallo mënu toogal Mbour ànd ak Mamadou Gueye ci caméra bi. ay weer a ngi ni ñu dëkkee Bandia ci commune u Diass di ñaawlu li ñu joxe ci benn pàcc ci forêt classée bi waa ciment du Sahel ngir ñu exploiter calcaire bi jëwriñ bu yor wàllum alam bi digle ni dossier boobu dina ko gëstu. bëgguñu rek sukkandiku ci ay wax il faut que ñu dem constater par nous-mêmes situation yi fa am c'est vrai mun nañ jàpp ni exploitation yu mel noonu bu nekkee ci ay habitation wala su nekkee ci ay bërëb yi nga xam ne moom la ay population dëkk naam mu jural leen ay gàllankoor waaye loolu yëpp incha allah fas nañu yéene dem
pour seet naka la ñuy fexe ba population yi nekk ci jàmm. Abdou Karim Sall ñëwoon tukki nemmeeku ci réserve bu Bandia di xam le ni bërëb boobu bokk na ci luy aar gàncax gi waaye tamit day xëcc touristes yi ñu mën a ñëw ci réew mi. bu fekkente ne initiative yu mel nii am na ci ay bërëb yu bëree bëri naam dinañu créer richesse ci wàllu tourisme mais naam dinañu également protéger li nga xam ne moom mooy gàncax gi parce que le président de la République dafa ne bëgg na restituer à la prochaine génération c'est benn patrimoine forestier boo xam ne digne d'un état des pays émergents donc loolu ñun ñëpp dañ ci war a bàyyi xel. ci réserve bu Bandia ay xeetu mala yu bari ñu ngi fa tasaaroo ci biir 3500 hectares yi. Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ñu sant leen gërëm leen jàll ca diwaanu Sine Saloum ak kuréel gi lëkkale ñuy loru ci tabax gi ñuy tabax université bu Sine Saloum amal nañu ab toogaanu ñaxtu bokk na ca lañu bëgg nee ñu njiit yi ñu sàmmonteeg diggéeya bokk na ci jox leen ndàmpaay rawatina ñu nga xam ne liggéey ba dafa jaar ci seeni tool wala mu jaar ci seeni dëkkuwaay ba nu yëkkati leen Waly Faye bokk ci boobile kuréel kaddu yi ki ko taataan di Aminata Goudiaby ànd ak Fally Gaye ci caméra bi. dafa am nuñ koy jëlee suuf boo koy jël da nga koy not da nga koy yëgal borom état moom suuf si kooku xam nañ y avait des accords premier accord yi mooy da ngeen war a génn fan ngeen bëgg ñu ne leen comme fi mu nekk nii population bu toll nii mënoo leen yóbbu mbaan du ñu béy mënoo leen yóbbu nguy du ñu béy yóbbu leen ñu boori Fatick comme ça ñu mën a démerder ci commerce beeg yooyu ça n'a pas été fait. Deuxième bi mooy balaa ñuy commencer ñu fay nit ñi ça n'a pas été fait man li ma metti mooy toute une saison nga toog saison bi yëpp newoo maa ngi ñëw nit ñi di ruuj ngay xool. ñuy jiw ngay xool nga jékki-jékki un bon matin borom tool bi dégg machine buy riir chef de village bi yëgul conseiller bi yëgul suñu demee ci indemnisation yi mais li may dégg ne moom la ñu fay vraiment daw na sax yaram ma yaakaar ne état bi war naa am yërmande ci nit ñi parce que tamit moment bi ñu toll ñii boo demee ci sàq yi am na ñoo xam ne jeexal nañ dugub seen yaakaar booy lii ñu jiw nii ren moom lañ yaakaar. boo ñëwee maintenant kooku joxoo ko li ko jar jël tool bi lan lay dundee. jóge ca Sine Diall Saloum wax ci ñàkkum ndox mi askanu Koutal di dund bokk na ca la ko waral forage ba leen daan mayum ndox dafa ami yàqu-yàqu ba tax na dañuy dem ca teen bu leen soriwul di wëgg teen ba nag ma nga nekk ci ab centre ba amaloon xew-xewu diine ci lañ fëgge seen gémmiñ yuuxu ne nguur gi war na ci indi ay saafara Saloum la ñu dem jàpp ndukkumaan fekk fekku ñu naan Ibrahima Diamé. ndongoy centre islamique Mohamed Dramé bu Koutal di jël seeni vacances di tëjee nag njàngum alxuraan mu tombeek nag jamono ju nga xamante ne askanu Koutal ñu ngi jooy ndox ba tey bu ñu sukkandikoo ci directeur institut bi de centre bi le moo nekkoon yaakaaru askan wi pour fu ñu mën a amee ndox mu ñu naan depuis seen forage bi paane. centre bi yemul ci aussi njàng mi parce que dafa dugg ci volet social bi volet social mooy lan depuis nga xam ne am nañ jafe-jafe ndox ci biir Koutal. ba mu commencé ba ñu fi ñu toll nii centre bi mooy alimenter Koutal en eau population bi suñu xëyee affluence la ñuy def xëy na fii sax boo gisee ñu arrêté li ñuy def organisation bi moo tax mais chaque fois que Dieu fait ñoom fi la ñuy rootee man mii ngi di wax ni en tant que directeur d'école maay jënd courant bi parce que ñu nen bi courant moo koy doxal léeg-léeg day manqué damay nekk kaw rek ñu woo ma ne ma courant bi manqué na su ko defee rapidement damay jënd pour ñu tey rek moo ci mujj. donte nag directeur OFOR moom yëgoon na problème mu ndoxu Koutal ba tax na soloon na dàllam ñëw ba fii waaye ba tey jii nii gisaguñu solution askan waa ngi mar ndox ba tey. ci kaw loolu aussi bu ñu amoon ndimbali état bi
bu ñu état bi poussé woon trop vraiment dañ ko sant gërëm ko parce que affaire bi métti na ci ba fu métti yam. centre bi nag lu mat ñeenti téeméeri ndongo ñoom ñoo fi jànge ñu leen fi dundal kenn du fi yelwaan depuis atum 2016 lañ ko créé ñu daal di tàllal loxo nguur gi mu mën leen a jàppale ci cérémonie fin d'année bi nag muy parents d'élèves muy maître coranique ñëpp a ñëwoon pour teewee tari alxuraanu ndongo yi lee. ñu dellu ci Ndakaaru wax ci leneen muy kuréel gi toppatoo liggéeyum transit bu amul yi jafe-jafe ak seeni naataango ne ca port ba bokk na ca la ñuy ñaawlu koppar yu bëri yi ñuy laaj léeg-léeg ngi génn ay conteneur ñu gën ko xam ci dédouanement nee ñu la ñu ta gàll ëpp na te wares na ko xoolaat seen ndaje ak taskatu xibaar yi ki yëkkati kaddu gi yoroon googee kaddu sax turam di ma dikku sàll mi ngi ko dénk Papa Faxa ñing nag nit ñi nekk Sénégal suñu jëlee seen alal dem jënde ko à l'étranger jënd marché ñëw dugal ko ay compagnie étrangère ñëw teg ci seen loxo ça que au finish ça que ñun bien que ñun duñu fay mais nag ñun ñooy avocat commerçant yi compagnie yi ba nga xam ne dinañ alléger situation yi bàyyi di facturer nit ñi su manifeste duggee nga commencé teg mais surfacturation boo xam ne teguñu ko fenn la direction du port dañ koy interpeller mu dimbale ñu jox ñu aire de visite bu nekk dans de très bonnes conditions applicables nekk quelque chose de très fiable nit ñi mun fa defee visite oto bu daan fay sax ay 30 et quelques mille oto léegi pour nga fayal ko débarquement dafay dem ay 100 et quelques mille mais mënuñu nekk acteur portuaire di def ay visite di ko génne ci mbedd yi ak ci àll bi bon et puis conteneur yu jàmbur nag responsabilité transitaire la mënoo ko jël sànni ko ci àll bi amul gardien amul dara suñ ko daj woon sàcc ko tu es responsable. ñu wax ci réew yi seq CEDEAO ak xaalis bu nu moomal seen bopp ñu gën ko xam ci ECO ñu ne daal fukki réew ak juróom yooyee maanaam fii ak 2020 ñu taxawal xaalis boo xam ne ñoo koy bokk du doon lu yomb bokk na ci la ko waral li ñu war a jël ci ay matukaay daanaka ba fi mu ne nii jëlee su ko te liggéey ba la muy laaj yépp defaguñ ko ca Mouhamed Samba Babacar Camara. gannaaw bi nga xamante ni si mbooleemi réew yi nekk ci CEDEAO jàpp nañu ni xaalis bi di ECO di wuutu franc CFA mun na dox ci réewu Afrique ci 2020 loole nag jot nañu xoolaat ko bu ñu sukkandikoo ci bile économiste moom nag jàpp na ni boobule mbir mënu la nekk donte ni sax CEDEAO jàpp na ni ci atum 2020 ECO mun na dox ci réewu Afrique. 2020 bi nuñ ko nar buñ jàpp pour man xaw na teel lool. parce que bu ñuy wax ne dañuy def monnaie unique CEDEAO Union africaine ci traité d'Abuja 2025 la ko prévoir woon mu ne woon Afrique dañ koy diviser ci juróomu région bu nekk ñu def xaalis pour que 2028 ñu mun leen boole yépp ñu am une monnaie africaine unique. kon nag yile gàllankoor bi waral mbir bu ni mel nekk na loo xamante ni si xaw na takku. ndax réewu Afrique yëpp mënuñoo ànd dëppoo ci li ñuy duppee critère de convergence ci atum 2020 ngir ECO mën a dox. soo leen xoolee aussi Nigéria am na 160 millions de population moo ëpp fuuf population yu nekk ci juróom-ñett réew yu seq UEMOA nga xam ne à peu près 100 millions la soo xoolee aussi réserve yi wala soo xoolee les déficits publics yooyu yëpp ay indicateurs économiques la yoo xam ne dañ leen war a liggéey def ba sorte que pays UEMOA yi ak yeneen pays suñ leen boole woon fusion bi mun a jàll en tout cas sans trop de difficulté. waaye nag bile xaalis bu ñu sukkandikoo ci bile économiste nekk na loo xamante ni si mun na jural lu bari ci wàllum économie ci réew yi bokk ci CEDEAO. suñu amee suñu xaalisu bopp si biir région yi dina yombal yu bari njëndanteeg njaay bi dina mun a gën a développer. dina am aussi lu ñuy wax coût de transaction yi dinañ ko éliminer. CFA nag ci lu yàggul dara dina soppandiku nekk xaalis bi ñuy duppee ECO waaye nag fi ñu toll xaalis bi nga xamante ni si moom la waa CEDEAO jàpp ni war nañ ko mën a jëfandikoo di ECO mënagul a dox ci réewu Afrique yi ci atum 2020 moom xaalis bi nag mën na indi ay wuute ci wàllu gis-gis ak xalaat ci mboolemi réew yi jëfandikoo franc CFA. ak yeneen réew yi nga xamante ni si ñu ngi ci CEDEAO waaye nag seeni xaalisu bopp la ñu jëfandikoo ci seeni réew. ñu wax nag ci permis yu bees yooyu ñu naan permis de conduire muy tax ñu am sañ-sañ mën a dawal woto ak coow la ci juddu lu jëm ci wàllum genre ñu ne li ñu daan wax naan sexe léegi genre la ñuy wax jëriñ bi ñu denk nag wàllu dem beeg dikk bi da dalal xel yi ñu teewlu Oumar Youm kaddu yi Kumba Amaat Lo ak Jaafara Ba ñoo ko taataan. tax may
damay dalal xelu sénégalais parce que ñooñu yor xalaat boobu sax taxuñ ñu may wax parce que nag ku dégg président Macky Sall li mu wax fii président États-Unis ñëw fi taxaw mu ne ko ñun dañu am suñu culture dañu am suñu identité dañu am suñu ngëm-ngëm tollooguñu ci loolu yow tamit ngay yëkkati ay wax yu mel noonu di yàqati day mel ni kon Macky Sall li mu wax gëmu ko gouvernement bi li ñuy wax gëmuñu ko ñun nag li ñu jàpp mooy ay jullit lañ te gën nañu nekk jullit genre li ñu ci wax mooy ñun liñ ci xam bokk ci Sénégal ak législation Sénégal fi mu toll mooy góor ak jigéen xamu ci ku nekkul góor ak jigéen loolu xamuñu ko ci moo tax permis yi liñ ci bind genre doo gis mukk ci permis bu ñu deful masculin wala féminin donc loolu moo am solo li ci des nag ñu wax leen ne xalaat yi day weesu day changé xam nga sexe mënoon nañ ko wax peut-être en 1900 wala en 1960 waaye léegi nag kàllaama yi dañ koy wodd moo tax woddu kàllaama yi moo tax ñu indi yenn notion yi nga xam ne presque mooy équivalent sexe te du nekk sexe parce que sexe jàpp nañ na dafa vulgaire. ñu wax ci gox yi ak goxaan yi ak jëwriñ bi ñu ko dénk muy Oumar Gueye CRD bu am solo la doon jiite bokk na ci lañ fa waxtaanee marketing territorial CRD ba nag li ko taxaw na jóg mooy def taxaw seetlu ak càmbar ci acte 3 bu décentralisation Oumar Gueye di sàkku ci meeru yeneen gox yi ñu xool ci Sandiara la mu gis Sandiara taxawaayam ak na mu doxalee suqalikoom am na fa solo ñu teewlu ko. kaddu yi mi ngi ko dénk ñu toogal Thiès turam di Cheikh Anta Diop. mooy li ñu mën a wax mooy d'abord maa ngi gërëm monsieur le gouverneur de la région ndax bi ma ñëwee gis naa ni préparé nañu CRD bi bu baax a baax li fi ñëw ci maire daanaka mën nañu wax ni 90% des maires de la région teew nañ loolu nag am na solo conseil départemental teew na population yi teew nañu société civile teew na jigéen ñi ndaw ñi ñëpp teew nañu pour ñu waxtaanee acte 3 de la décentralisation juróom benn at yi ñu ko expérimenté naka lañ ko dundee ak lan la ñuy xaar ci deuxième phase bi waxtaanee coopération décentralisée ak yu bare bare yoo xam ni laal na leen waxtaanee état civil ci loolu lépp nag liñ ci gën a ràññee mooy fii ci région bu Thiès li nga xamante ni mooy marketing territorial am na collectivité yu bare yu ko commencé def yoo xam ni mën nañ leen jox comme exemple pour que ñeneen ñi mën cee inspiré wu. marketing territorial mooy jaay sa dëkk jaay nag jël dëkk bi jaay ko ay étranger non jaay ko ci kaw mu yànj ba nit ñi mën a ñëw nangu ñëw def ay investissement ci sa dëkk loolu mooy marketing territorial maanaam lii sama commune la bëgg naa daal képp ku xalaat ñëw pour investir nga ñëw ci sama commune. donc loolu gis nañu commune yu mel ni ay Sandiara yu ko def ak yeneen commune yoo xam ni fii ci dëkk bi def nañ ko loolu nag dañ leen ci encouragé di woo yeneen collectivité wu ñu inspiré wu ci ndax njariñ rek lay indi ndax commune boo xam ni budget am 60 millions la woon ci biir marketing territorial boobu nga fexe ba mu egg presque 1 milliard loolu exemple la bu ñu war a jàng ba ñëpp mën cee inspiré. ñu wax ci xew-xew bu diis bi dal ci Sénégal ak doomam ji génn àddina di Ahmed Amar nekkoon nag njiital NMA Sandeuse moom nag bokk na ci doomu Sénégal yi njëkk dugal seen loxo ci liggéeyu farine bi koppar la mu ca liggéey bari na jëfam itam rafet seede yi ñoo ko wax liggéey ba mu doon liggéey tax na ci atum 2017 benn kuréel bu am solo ci àddina bi tabboon ko mu bokk ci juróomi doomu Sénégal yëpp alal ndax liggéeyam ak njàmbaaram Aminata Mbaare Sow dellu siwaat na ci dundam. ci atum 2017 Forbes classé woon na ko ci juróomi nit yi gën a bëri xaalis fii ci Sénégal kookule mooy Ahmed Amar. Ahmed Amar buñ ko waxee xel yëpp dem ci NMA Sandeuse bi nga xam ni moom moo ko jiite woon te moom moo ko daal di tabax. Ahmed Amar mooy sénégalais bu njëkk dugal xaalisam investir ci wàllu defar farine ak tamit bépp ñam bu jëm ci njur loole nag ci atum 1999 la woon fii ci émission bi nga xam ni invité woon nañ ko muy fàttali ndorteel bi yombul woon dara ndaxte amoon na banque yoo xam ni demoon na fa ngir ñu lebal ko xaalis mu mën a tàmbali investissement boobule ca mujjantal ga metti woon la lool. moom Ahmed Amar mu liggéey ba am tey jile li mu am ñenn ñi jàpp ne chiffre d'affaires am weesu woon na 30 milliards ci suñu koppar. ascension fulgurante boobu nag ci wàllu secteur bi mu doon liggéey taxoon ñu bëri xàmmee ko waaye tamit nekkoon na nit ku discret. Ahmed Amar moom bokkoon na ci secteur privé national yi gën a taxaw fii ci Sénégal démb la faatu ca France ñu jàpp ni secteur privé bu Sénégal ñàkk na nit ku mënoon liggéeyam waaye tamit ku investir lu bëri ci wàllu woowee.
Aminata Mbaare Sow, Ahmed Amar, groupe Futur Média ci sama kàddu rawatina télévision Futur Média di ko jaale njaboot gi waaye itam di ko jaale koo xam ne kenn la ci moom collaborateur bu yàgg honorable député Déthié Fall ñu jaalewaat la. ñu ngi leen di nuyu di leen ko jàll bu baax a baax. atum 2002 ngeen tàmbali ànd bi di liggéey fukki at ak juróom-ñaar gannaaw ba tey nga nekk directeur industriel bu NMA Sandoz. Ahmed Amar bi nga déggee ni génn na àddina lan la sa xel li ko dem. dellu d'abord ci sunu borom. sant ko te xam ni ñun ñëpp lu mu def mun ñu lu dul nangu ndogalam. mais am yëg-yëg bu rëy ci ki nu perte ndaxte fi nu jaar ak moom ak li nu xam ci moom. fan ngeen jaar ak moom. nga xam ni nit ku mën a liggéey la bëgg liggéey. loolu rek la xam doon tamit nit ki nga xam ni patriote la. doon tamit ki nga xam ni ku généreux la. doon jullit doon taalibey Sëñ Touba. doon ki nga xam ni wax fa dëgg yàlla Sénégal gis nañu parcours am. wax nga ko léegi 2002 la ñu yàlla boole. donc bi may ñëw NMA Sandoz mu xalaat ni war na mën liggéey ak ay sénégalais ndaxte wax nga ko léegi. secteur bi mu tàmbalee. boobu ay tubaab rek ñoo fi nekkoon. di ko def muy farine. à la limite doon wax sax que ni ñi ci dugg. ñun ñi ci dugg duñu dem fenn ñu bare foogoon noonu loolu parce que ñi ko essayé woon yëpp amuñu ci réussite. mais comme liggéeykat la mu doon ki nga xam ni tout temps. day ñëw taxaw bokk ak nit ñi liggéey bi et puis xam ni lu mën a ne la. di fàttali rek ni bi may ñëw 2002 benn français moo fa nekkoon di directeur technique bi. ñaari weer laa def ak moom ba ñetti weer mu libéré ko ni. Déthié je te confirme jëlal ma direction bi parce que xam naa ni war na mën a ne. war nga ko mën a def. donc loolu di wane patriotisme di wane ki nga xam ni dafa gëm expertise sénégalais yi. boo dee xool encadrement bi ñëpp ay sénégalais loon ci ñett sites yi. donc ki nga xam ni kon liggéeykat la moom la xam. boo dee xool parcours am bi muy nekk comptable ba tey jii nii doon capitaine d'industrie amul benn yoon bu mu noppaloo. moom daal liggéey waxtu bu nekk dina nekk usine waxtu bu nekk dina ko woo ay collaborateur am waxtu bu nekk dina nekk ci loolu donc patriote donc ki nga xam ni wax fa dëgg yàlla xam na ni Sénégal il faut ñu am ay capitaine d'industrie yu mag ku nekk na nga jéem a def dara ci sa wàll bay sa waar pour que économie bi mën a jëm kanam ku commencé 1 milliard ba tey nga nekk ay 75 milliards de chiffre d'affaires. xam nga ni loolu du caaxaan. moo tax vraiment sénégalais yi ñoo ñàkk. NMA moo ñàkk mais vraiment ñëpp ñi mu doon dimbali di leen doon jàppale. kooku di côté bi ñuy wax générosité am. ñooñu aussi ñoo ñàkk te kenn mënu leen lim. li ma ci xam bare na trop. c'est un grand mécène mais c'est un grand mécène. dina ci dellu si waat Déthié mais yaa ngi wax de atum 2002 ngeen ànd booba mi ngi koy wax sànq itam ci gëstu bi am na def ne booba jamono métti woon na kon fi mu jaar ci ay rëq-rëq laata mu yegg si fii bari na mu wane njàmbaarteel. metti woon na trop déjà avant muy monter projet bi nii ñu ci bare comme secteur boobu dafa metti woon ci banquier yi. amuñu woon trop confiance ci loolu moo tax vraiment da koy rappeler tout le temps. kenn ki ko ci jàppale muy le président Abdoul Mbaye di ko rendre hommage di ko jaale aussi moom moo gëm projet bi jàppale ko ci donc déjà lu metti woon la pour mu mën a taxawal loolu. 2002 jafe na ñëw bëgg pénétrer un marché bi nga xam ni ay mastodontes ñoo fi nekkoon en son temps verrouillé ko. donc il fallait vraiment de la présence. il fallait beaucoup de stratégie beaucoup de tactique. mais il fallait vraiment être un capitaine. li nga xam ni moom la doon ci jamono jooju. donc essayer ay produits ça marché nekk ci industrie nga xam ni c'est extrêmement complexe. des fois ngay def mbir du jaar yoon mais nga continuer à croire la force vraiment de la conviction. donc ci loolu la mos a nekk et tout l'encadrement toute l'équipe nekk ak moom ci loolu wax naa la léegi tout temps dañ ko doon fàttali day nekk des fois usine ba ay 3 heures 4 heures du matin bu fekkee dañu war monter ay équipement war nekk en phase de modernisation fa lay nekk ak tout le monde. et mieux des fois dañu doon ñëw ñi nga xam ni ñoo waroon def le montage wala jaay ñu ay équipement joxe un délai. par exemple ni ce montage là doit prendre 60 jours. il vient il dit non Déthié ça on doit pouvoir le faire en 30 jours. toutes les équipes
ñëw nekk ci loolu. ñuy battre des records ci anam boobu. de ko di nga xam ni même dafa doon jaaxal ñi doon def ces travaux là avec nous donc pour wane rek ni quelqu'un la qui était toujours présent. gëm expertise sénégalaise. gëm boppam xam ni tout est possible et que amul lenn lu nu mën def feneen. lu nu mënul réussir fii. et vraiment c'est un exemple je pense que tous les Sénégalais war nañu jël exemple ci moom ci parcours am. ak ci lu mu doon def. ak positionnement bi nga xam ni tey jii le groupe NMA am na ko. jóge ci fi nga xam ni secteur bu metti woon la ba kenn ci ñi nekkoon ci secteur boobu en 2015. muy ex Moulin Santenac ñu acquérir que mu bokk tey ci NMA Sandeuse. en 2005 ñu acquérir également Pastami mu bokk ci groupe NMA Sandeuse donc yooyu yëpp doon ay sites yi nga xam ni tey ci taxawaayam ak ci jeune ak équipe bi ànd ak moom ci la amee. très bien donc vraiment nekk un travailleur hors pair. voilà su ma déggee ngay wax dama lay sawar a laaj fan la jëlee woon force ba tax daan woon découragé ndax wax nga ko nee nga parfois da nga doon introduire ay produits ça marche pas mais day gën a takk ndigam gën a góorgóorluwaat dem ci kanam fan la jëlee woon force boobu ba nga xam ne dara mënul tax mu dellu gannaaw ci décision yi mu jël. d'abord première force bi mooy gëm yàlla gëm suñu borom. et puis xam ni aussi murid la am na lu Serigne Touba enseigné. ci liggéey. nekk ci loolu tout le temps. amul lu sunu borom mën jagleel Sénégalais mën jagleel doomu aadama de façon générale. te jàpp na ni moom loolu war a ko mën jagleel moo tax amul lenn li nga xam ni tey barrage la war a doon du point de vue professionnel. te du tenter tey jii nii sauter barrage boobu. et franchement ça veut dire que 17 ans jafe na pour nga résumer nit ki li mu def. mais très sincèrement. li ñu la mën a wax daal mooy Sénégal ñàkk na. liggéeykat ki nga xam ni bi nga toogee déggoo ko yenn fan. ci nga xamee ni y a quelque chose. parce que déjà du toog un jour 2 jours. sans appeler même bu fi nekkul sans savoir ce qui se passe. sans se soucier du moindre détail. et donc bi nga ko déggul la ngay xam ni donc y a quelque chose. donc amul lenn lu ko doon tere. mu mën a jéggi barrières yi. parce que xam na ni tout est possible et le génie ci nit. da nga koy éprouver tous les jours et boo ko éprouver rek mën ci gis ay résultats moo tax vraiment am na yu bare yi nga xam ni tey jii nii percé na ko ba wane qu'il est possible. de partir de rien du tout et vraiment de rien du tout et d'être aujourd'hui un grand capitaine d'industrie reconnu au niveau du Sénégal, reconnu en Afrique mais reconnu dans le monde parce qu'en réalité nous sommes en partenariat avec Sandeuse, c'est pourquoi ngay dégg NMA Sandeuse bi donc qui est un grand groupe, le premier groupe français ci domaine boobu. Voilà. Et tout le monde reconnaît son expertise. foofu laa bëggoon taxaw sax ndax yaa ngi naan self made man la fi mu jaar bëri na waaye liggéey bi itam fay na ndax NMA Sandeuse àdduna yëpp xam nañ ko te itam liñ leen jox ci ay raaya muy ay reconnaissance bëri na. exactement loolu yëpp fulaam moo ko may. loolu lépp fulaam moo ko may jot nañu raaya yu bare. ci biir Sénégal ci biir àdduna ba bi ci mujj bi raaya bi nga xam ne aussi le chef de l'État jox na ko. vraiment di ko jaal moom it. parce que gis nañu taxawaay bi mu ci am ba léegi rek bi may jógee kër famille ba son ministre d'État Mahmoud Saleh était là-bas pour xool disposition yi nan lañ ko war jëlee donc jot raaya yu bare. ci liggéey ak ci taxawaay. et je disais le plus souvent que ñu mel nii dañ leen war. produire ñu bare parce que économie privée bi secteur privé bi ñoo ko yor moom mu xam loolu di contribuer ci emploi yi nga xam ni vraiment taux de chômage da koy wàññi considérablement di contribuer également ci budget de l'État à travers imposition bi nga xam ni ñoo ko koy def avec chiffre d'affaires am ni muy jógee d'année en année donc doon un patriote bi nga xam ni ku amal njariñ Sénégal la ku amal njariñ Sénégalais yi la moo tax depuis démb ñoo ngi jot ay messages un peu partout et vraiment di ko jaale yëpp toute la classe politique sénégalaise bi nga xam ni vraiment dafa tëddee woon ñaaxaanaay. voilà tëddee ñaaxaanaay boobu sax moom mooy tax ñu ko doon gis tax loolu ñu naan responsabilité sociétale de l'entreprise aussi lu am solo la ci lu mu fonkoon la gis nañ ko su màggal jotaan su gàmm jotee itam mu yemale woon kër diine yëpp daan fa dugal loxoom kon itam mu daan dimbali sax bu weesoo kër diine yi ñoo xam ne ci suuf la ko daan def tey bi mu géddee àddina ci la ko ñu bëri yëkkati seen kàddu di ko wax. effectivement amul benn événement religieux buy am Sénégal ak kër diine gu mu mën a bokk te du fa dugal loxoom wala NMA du fa dugal loxoom
ay ambulance yu bare gis nga ni maye na ko ci hôpitaux yi nekk biir Sénégal et am na un projet bi nga xam ni ci la nekkoon dernièrement et ñu ci bare xamuñu ko ñun am nañu chance xam ko mu doon yéene ci moom moo doon yëkkatiwaat hôpital international de Dakar bi nga xam ni ay spécialistes ñoo nekkoon ci projet boobu dem ba benn instant am ay difficultés ak endettement yi et autres ba mënuñu taxawal hôpital bi pour am un plateau moderne bu mën am toutes les spécialités moom mu jógoon pour tey non seulement régler dette bi fa nekkoon mais aussi def les investissements nécessaires pour que hôpital boobu mën a taxaw parce qu'il se disait tout le temps lépp li nga xam ni tey ay spécialité la à l'étranger war nañu mën ku nekk ci li nga mën dugal ci sa loxo ba sénégalais bu nekk war a mën a toog Sénégal di mën di faju mu doon un projet bi nga xam ni dëkk teniroon à cœur ci la nekk ba bi muy dem nii et mën nañu wax lu bare famille yi nga xam ni voilà ñoo ngi wekk woon ci moom guddi ak bëccëg te ñu mën ko teewe yu bari yi nga xam ni gis nañu mu koy def jëmale ko ci ay doomu aadama ñu mën ko seede je pense que vraiment ku nekk am na loo ci xam bu ñu bëggoon wax liñ ci xam fii yëpp du fi xaj mais ku am njëriñ pour Sénégalais yi ku fonkoon Sénégal patriote dëgg dem na et wax fa dëgg yàlla ñoo ngi leen koy jàll di ko jàll le président Youssou Ndour parce que xam nañu relation yi mu amoon ak moom démb rek bi ñu demee fekk nañ ko fa di ko jàll le chef de l'État di ko jàll le président Idrissa Seck son ami Abdoul Mbaye le président Gakou di ko jàll toute la classe politique toutes les familles religieuses di ko jàll également tout le personnel bu NMA ak nation sénégalaise bi yëpp parce que vraiment doon na ki nga xam ni exemple la je sais énormément de choses de lui parce que 2002 ba 17 ans nga nekk ci wetu benn nit jaar ak moom bépp difficulté gis taxawaay bi mu ci am mesurer son patriotisme gis également la persévérance bi muy am devant les obstacles le courage bi muy am la conviction bi muy am ñëw percer un secteur bi nga xam ni vraiment ñëpp jàppoon na ni ce secteur était fait pour les Français mu ñëw percer secteur boobu positionné wu ci ba permettre plus tard à beaucoup d'autres Sénégalais de le retrouver ci secteur boobu parce que peu oser vraiment dans un premier temps y être donc kooku un exemple la et je pense que war nañ ko wane bu baax a baax Sénégalais yi gën ko xam inspiré wu ci moom xam ni c'est un comptable qui a voulu dans un premier temps investir jaay R5 am bi mu ko jaayee ba pare déjà wut benn petit bateau pour def navette entre quai bi ak les grands bateaux qui étaient en rade commencer par ça mettre après une société li nga xam ne logistique la doon def transport amal jóge ci loolu ñëw engager une industrie commencer par NMA Sandeuse direction Pikine ensuite Pastami nga xam ni peu de gens sax xamuñu ni ci groupe NMA la bokk jënd ex Moulin Santenac en 2015 en faire aujourd'hui un empire doon un capitaine d'industrie je pense que vraiment amul moo yooyu mën a trouver ba rendre ko hommage comme ni mu waree surtout bu fekkee xam nga ko dëgg ànd ak moom ci jamono yi mu gën jafe gis ni ba bi muy génn dafa continuer di def confiance à l'expertise sénégalaise nous lui devons beaucoup la nation sénégalaise lui doit beaucoup mais nañu xam ni vraiment nit ku baax nit ku baax. très bien dernière question rek sànq yaa ngi wax ci wàllum wér-gu-yaram def na ci ay jéego diine ji naka noonu waaye itam ku gëmoon jàng la éducation ba tax na daan def ay jéego yu am solo ci wàllu woowu waaye itam agriculture aussi bokkoon na ci ay domaines yoo xam ne gëmoon na ni ñoom ñooy suqali réew mi. exactement donc gëm éducation parce que wax naa la 17 ans pour nga mën ko résumer day jafe c'est-à-dire que amul ay école ay nit yu mu promouvoir former leen jàppale leen agriculture xam na ni métier bi ñu nekk loolu da ci am solo amul benn projet bu état mos a yëkkati te dugali ci loxoom jéem xool également nu mu ko accélérer nu mu ko catalyser il était extrêmement présent ci projet yooyu ensuite ce que les gens ne savent pas avec GNM, NMA Sandeuse ou même lui directement, il est actionnaire dans pas mal de sociétés ici au Sénégal et sociétés aussi à l'étranger, dont Total. Dégg ngeen un peu l'histoire donc mu doon effectivement ki nga xam ni il était présent ci agriculture parce que xam na ni développement Sénégal mënuñu ko wax
te tàmbalewuñu ci secteur boobu joxuñu doole secteur boobu moo tax bépp projet bi fi mës a jóg soutenir na ko et toujours prêt comme des fois yenn céréales yi étranger lay jógee à acheter la production nationale lépp lu disponible dafa naan d'abord bu fekkee loolu am na nañ ko jëndee fii avant de penser à autre chose donc il a très vite compris que fu mu war a am taxawaay la honorable député nit ku baax la macha allah ñu ngi lay sant di la gërëm ñun ñoo lay sant di la gërëm di la jaalewaat encore une fois may fàttali ne yow directeur industriel bu Edema Sandeuse par ailleurs nekk vice-président bu parti bi di Rewmi de ci Fall la ñu doon dalal mu liggéey ak Ahmed Amar moomu fukki at ak juróom-ñaar atum 2002 la ànd bi door ñu wax ci keneen ku fi jógee muy Ousmane Tanor Dieng ay benn ayu bés rek njabootam nag dem nañu ca Ngéeñeen kanu ko denc ngir ñaanal ko ba nu demee itam nee ñu xel dal na ndax gis nañ kilifay dëkk ba itam ña nga yore seeni kurus di dem ca barabam di ko ñaanal suuf fa yeb ci kaw waaye itam borom bi jégal ko rëcc rëcc Abdourahmane Diallo Amadou Gueye la ñuy fekk ca diwaanu Mbour. ay kilifa diine ñuy yëngu ci politique ba léegi ñu ngi ñëw ci Ngéeñeen ngir ñaanal ko. ñaan yàlla sunu borom mu nangul sunu ñaan te ñaan yooyu nga xam ne ñoo ngi ko koy ñaanal waajuram foo fekk ñeneen ñoom fa fekk ñoom ñëpp sunu borom jotali leen ci te ñi fi desandi itam sunu borom sàmm leen te aar leen. ñi mu bokkaloon parti ñoom it daal di ñëw ci Ngéeñeen ngir ñaan suuf woyof ci kaw ki fi nekkoon seen secrétaire général. ñu ngi gërëm kilifa diine yëpp këri diine ji ci Sénégal yëpp di feddiliyaat kóllëre gi incha allah fa Ousmane tegoon tànkam fas nañu yéene di ko roy di aw ci jéego yam doon aw wax jooju ñoo ngi ko bokk ak ñi mu bokkaloon pas-pas ak diggaale ci wàllu politique li ci des mooy santaat yàlla bu baax di jullit ci sangu-sang yi di gërëm ñëpp. njabootu Ousmane Tanor Dieng nag di rafetlu taxawaayu sénégalais yi ginnaaw bi ñu ñàkkee njiitu au conseil des collectivités territoriales. sant ak ngërëm suñu xol tooy na trop tey naqar yi dañ koo bokk ak dëkk bi bokk ak département bi bokk ak région bi bokk ak réew mi yëpp ba tax wax dëgg yàlla mu commencé oyof. doomu Ousmane Tanor Dieng yi ñoom it ñëwoon nañu ci dimanche bi ci Ngéeñeen ngir ñaanal seeni wéyjur fi mu ne gënal ko fi mu jógee. Abdourahmane Diallo yàlla na borom bi nangu ñaan ak képp ku mu fekk barzak wala ku ko fa fekk ñu wéyal xibaar yi wax nag ci gëstu bi ñu jagleel lu jëm ci wàllum doo daan wala fi naan ko doo daanu lu ci mën a am nag dawalkat yi ak itam ña fay jaar ne léeg-léeg mu indi jafe-jafe lu jëm ci yàqi woto ak lu ni mel waaye rek ñoom ralentisseur yooyu dinañ tax ba ñuy dawal te yaroo seen sago léeg-léeg ñu wàññi vitesse bu nu fa yegg dañuy dem ca banlieue bu Ndakaaru fekki fa Salif Sow ak Asmalik Diop ñoo ñu defal gëstu bés bi. doo daan yile façon bu ne nga ciy gis fu ne it nga leen di gis daanaka ñu ngi ci réew mi yëpp ci tali yi nekkee ci àll bi ba ci biir dëkk bi ay ralentisseur nañ nee ñu dañuy fexe ngir chauffeur yi wàññi nañuy dawalee waaye léeg-léeg oto dal ca jaaree fa jubali garage. Kër Massar fi ne nii bon vraiment oto yi sonal nañ nit ñi trop torop def loo xam ne boo ko jubee di nga xam ne lii doo daan la mën a bàyyi xel ñi fi dëkk parce que sonn nañ trop. doo daan loolu tax ñu def ko fi ndax oto transport lu leen neex la ñuy dawee fii lu leen neex la ñuy def lu leen neex. doo daan yi yàq ñu yàq oto yi daa fekk ne doo daan ya ña ko defar nañ ko defaree baaxut waruñu ko sax ñoom faf defar waaye ñoom ginnaaw nga xamante ni yenn oto yi dañuy daw xël ci koñ yi di bëgg xale yi ñuy ñàkk seenu bakken moo tax askan wa ñaare dafay mer defaral boppam ay doo daan ndaxte kilifa yi dañ koy yéex a defit. barke démb route de Boune bi mu paree yàggul mais am na ñaari ñu nga xam ne di mbëkk nañ la bañ génn àdduna. tata yi nu leen neex la ñuy dawee si dëkk bi taximaan yi nu leen neex la ñuy dawee si dëkk bi amul kenn am na yenn côté yi nga xam ne amul policier amul gendarme donc foofu la ñu war a gën a accès pour mën fa def ay doo daan ba nga xam ne ëllëg Sénégal benn problème du fi am. waa AGEROUTE di ñi nga xamante ni ñoo war a defar tali yi fii ci mim réew gaañi ñu ngi leen di wax ngir ñu ñëw defar leen ay doo daan si seeni koñ ndaxte yenn oto yi xàmmee wuñu koñ ak àll yenn chauffeur yi nu leen neex la ñuy dawee. AGEROUTE ñoom tamit seen mën a bopp war a ñu toog ba ñu leen di tëli yi rafet na neex na. ñoom tëli bu nga xam ne defar nañ ko ba mu pare war nañu jëm def doo daan réglementaire. ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom oto yi ni ambulancier bi moom day nee na ay doo daan bëgg ko ndaxte dafay koy sonal di yàq otoom di yàqit liggéeyam.
wax dëgg yàlla ñun ambulanciers yi bu ñu sañoon tey doo daan duñu day deñ parce que tamit dinañ am benn cas malade boo xamante ne dina sonn boo xamante ne dinañu sonal daal dañuy dem ba ñëw ba foofu taxaw freiné carrément commencé waat defaat deuxième tour mun a jogaat. sunu tali yile ñi nga xamante ni ñooy chauffeur si ak ñi jéggi dañ koy xëccoo di priorité doo daan yi la fi gars yi def mu doon pexe moom neexut ñëpp. Salif Sow tàggat yaram benn ponk la muy làmb diggante Boy Niang ak Lac 2 mu mel ne mbir feeñ na ne ndax arbitre ba dafa sifflé woon ne ndam demul ndam dikkul maanaam dañoo tembo waaye CNG ak kuréel bi yor wàllum yar geek règlement bi li mu xamle rek mooy Lac de Guiers 2 nekk ci écurie Waalo moom moo daan Boy Niang benn ko càmbare Boy Niang nag moom am na sañ-sañu defar rek appel ngir daal di lànk bañ a nangu dogal boobu jóge ci commission bi waaye da koy jaarale rek daal di dugal mbiram bureau bu CNG nag moom mooy xoolaat lu ci mën a am sunu correspondant ya nekk ca banlieue bu Ndakaaru ñu ngi wéy ba tey di làmbu naka la ñuy def ndax dinañ daj Boy Niang wala Lac de Guiers 2 wala sax ñu daj Boy Niang ak Lac de Guiers 2 ñu joxe seeni kàddu gannaaw dogal boobu kon dogal bi jàpp leen combat boobee ka CNG jox ndam muy Lac de Guiers 2 bu écurie Waalo ci kaw Boy Niang ñu jógee ci làmbu yegg si ci ponk bu mu julli ci yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ña demoon ngeen denc Tanor daanaka ci yoon wi la ñu yëgee ne Ahmed Amar topp na ca yéenekaay yu bari xëy na ñu tàggee Ahmed Amar njiital NMA Sandeuse ubbi l'Observateur Ahmed Amar ma nga barsàq noonee la ñu ko journal bi waxe démb ci ngoon ci la faatu ma nga faatoo ca Paris ga ca France Ahmed Amar fekk baax ca Mbàkke di bawol piir amoon juróom-benn fukkeet ak juróom-ñett bàyyi na ci ginnaawam ñaari doom ak benn soxna La Tribune nañu Sénégal ñàkk na ndaanaan lu mag mbër waada ci wàllu économie ci njàmbaar Sud Quotidien nañu Ahmed Amar génn na àdduna Libération xëy ko jagleel xëtamu njëkk nañu dar manko ba dem na royukaay tiggi daanu na Cheikh Mbacke Guissé jël xalimaam di ko sargal ak jooy ak delloo njukkal ci xët mu njëkku Libération Le Quotidien nañu ab capitaine ci wàllu industrie moom la Sénégal ñàkk demoon na ba jëndoon kër gi di Les Moulins Santenac ba tàmbali woon koo doxal am na it yeneeni naal yu mu doon waajal ci réew mi waaye démb ci ngoon ca la ñu yëg ne dem na Soleil national nañu capitaine d'industrie di Ahmed Amar mi taxawaloon kër gi di NMA Sandeuse wuy ji na sunu borom la Sénégal nañu jàmbar dëgg ko rafetoon ab xol nangu woon a liggéey doonoon sag bu rëy ci réew mi moo faatu beneen sagub Sénégal bu faatoon bu yàggul ñu koy jooy te ronqañ yi ñu ko doon jooyee feragul di Ousmane Tanor Dieng mi ngi ci Soleil national kër ga mu jiite woon mu di Haut Conseil collectivité territoriale yéenekaay bi xamal nañu ne ñoom it ñoo ngi jooy seen président ba léegi li ñu naan livre de condoléances ubbi nañu ko ci Haut Conseil collectivité territoriale Abdoulaye Wilane porte-parole parti socialiste xëy di wax ci Ousmane Tanor Dieng ci Vox Populi Wilane nee na Tanor ni mu ñëwee woon noonee la delloo dignité bu mat sëkk sutura su amuloon ab yar bu ñëpp seede Abdoulaye Wilane ne commentateur yeeg ñiy wër di wax ci ëllëgu parti socialiste nanu ñu respecté ndax wax ji dafa teel ronxañ yi ñuy jooyee Tanor sax feragul ñu bëgg ñoo waxi ndonoy parti socialiste loolee du ab cër ñun ñi ci parti bi xam nañu li ñu war bu jotee dinañ ko def te gën koo yàgg fii ak ñaari weer nit ñi dinañu xam nu parti socialiste di tëddee waaye pour le moment ñun ñëpp nañu tënku ci secrétariat exécutif gi Aminata Mbengue Ndiaye jiite Sud Quotidien mel ne ku naan ñu ëllëgu parti socialiste ku ci waxul tey dañ ci wax ëllëg parti socialiste ginnaaw Tanor du yomb lu nekk mën na caa xew Momar Diongo di koy seetloo ko xeltu jëme ci wàllu politique bi nañu ci yéenekaay bi lenn rek mooy mën a tee coow am mu di comité central bi tànn kenn mu jiite ndéegum parti socialiste ñu convoqué ab congrès wutal parti bi njiit Rewmi Quotidien di laaj ci xëtamu njëkk kan moo mën a sauver parti socialiste maître Moustapha Mbaye bokk ci parti socialiste nañu ci xët mu njëkku Le Quotidien dafa am vide juridique bu am ci sarti parti bi moo waral mu demee ni mu demee ñu dem ci Les Échos mi ñu wax ne Sadio Mané dafa demoon démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru waaye jaxase na université ba moom footballkat bi di Sadio Mané tuutee te étudiants yi muuraake ko fa ne dañoo daggoon defum diiraan jawali ko bëggoon a dem ci moom mujj gi dañu ko làq ca bureau directeur bu COUD di Abdoulaye Sow L'Observateur nañu ay xeer sax naawoon na démb ca nganuk Sadio Mané ga ca COUD la Sénégal nañu ba mu nee joox ca UCAD fa la buuxante beeg tàncante beeg tampaloo bi tàmbali Le Quotidien moom gis ne étudiants yi dañoo kidnappé woon Sadio Mané La Tribune nañu nganale gañu ko doon defal ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom Sadio Mané ci ak pëcc xool la mujjul Lac de Guiers 2 mujj naa am ndam ci kaw Boy Niang xibaar baa ngi ci Record yéenekaay ubbil journal bi yéenekaay bi nee nañu moom Lac de Guiers 2 combat ak Boy Niang bi mu jeexee Lac de Guiers dafa demoon ca CNG ba defi fa recours CNG bi gannaaw ba mu saytoo recours ba càmbar ko nee na Lac de Guiers 2 daan na Boy Niang
Mohamed Ndiaye ñu lay sant di la gërëm sant leen ya tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias ngoon dina fi teew deseen leen ak suñu programme di leen ñaanal kenn dal jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen cofeel